ma bëggoon leeral foofu li jëm ci wàllu élection yi ki ci njëkk a addu muy honorable député Cheikh Abdou Mbacké ginnaaw bi mu jëlee kaddu ba noppi honorable député Déthié Fall ak honorable député Aïssatou Mbodj am ay laaj yoo xamante ni jibal nañ ko ci jëmale ko ci wàllu recours yi nga xamante ni dañu dégg ni préfet yi ak sous-préfet yi amal nañ ko ci poñ boobu bala ma ci tontu dafa am loo xamante ni dama ko bëggoon a fàttali li nga xamante ni moom la code électoral bi tëral parti politique yi nga xamante ni ñoo séq langue politique bi dañ ci amal waxtaan woo xamante ni daanaka yegg na ci fanweeri weer te bu ñu fàttalikoo li tax élection yi ñu dàqoon ko fi dàqaat ko fi dañu waxoon ci jamono boobu ni laata ñuy demaat ci élection nañu càmbar saytu li nga xamante ni mooy processus électoral bi waaye tamit fichier bi ñu audité ko buñ ko defee ba dëppoo ci kaw kaddu ci la ñuy door a mën a ñëw nag xool code électoral bi voté ko door a jàpp date boo xamante ni ci la ñuy tenir élection yi nga xamante ni dàq nañ ko fi ay yoon loolu jot na jàll bi mu jàllee du taxaw fii ma ñëwoon fii ak ministre concerné yi ak collaborateurs yi ñu voté code électoral bi ci biir code électoral boobu bu ñu demee ci biir la ñuy gis naka la ñu tëralee ni ñu war a déposer candidature yi naka lañ ko war a recevoir ak bu fekkente ni benn parti wala coalition de parti wala ñi nga xam ni ñooy indépendant yi bokk ci jongante yi déposer seen ay liste d'accorduñu ci li préfet yi wala sous-préfet yi wax ñu yóbbu ko ci cour d'appel yi bu ñu ko yóbboo ci cour d'appel yi bu ñu fa jógee ku ci àndul tamit ci dogal bi ñu fa jël mën nga ko yóbbu ci cour suprême loolu nag bi mu amee ci Sénégal bi ñu ko saytoo ñu gis ni lu toll ñetti junni ak ñaar fukk ak ñaar ci ay liste déposé nañ ko ci biir réew mi bi ñu ko déposé ba noppi am ay recours yu ci juddu ñu xayma ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci juróom-ñaar fukk yooyu ak ñaar bi ñu demee ci cour d'appel yi wax ni ñoom dañu gantal seen ay liste te dañu bëgg ñu joxat leen ndax loolu lañ jàpp seen àq ci ñu bokk ci jongante yi lu mat ci fanweer ak juróom-ñett cour d'appel yi yéen ñi indi fii liste yi li ngeen wax ànduñu ci préfet yi ak sous-préfet yi li ñu wax noonoo jaar yoon donc ci juróom-ñaar fukk ak ñaar yi fanweer yi ak juróom-ñett dañu rejeté recours yi fanweer yi ak ñeent cour d'appel yi ànd ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jébbal recours yi ba mu waral mu indi annulation wu décision préfet yi ak sous-préfet yi mais yoon dafa wax ni bu fekkente ni cour d'appel joxe na dogal ki nga xam ni àndu ci moo xam dafa bokk ci administration wala bokkul ci administration candidat la wala mu nekk mandataire yoon may na ko mu jébbal benn clamé bu bees yóbbu ko ci kanamu cour suprême mais yoon boobu wax loolu tamit moo leeral ni dafa am ci li ñuy wax pourvoi en cassation lu ñu ko tëggee pourvoi en cassation dañuy wax ni boo ko defee warul tekki ni ndogal bi ñu joxe ci cour d'appel yi waruñu ko appliquer loolu mooy principe bi parce que droit noonu lay fonctionner day am principe am exception principe bi mooy su fekkente ni clamé nga ci cour suprême war nañu mën a doxal décision bi nga xam ne moom nga attaqué waaye bu dee matière électorale bokku ci bu fekkee dafa jëm ci wàllu élection bu fekkente ni da nga clamé dogal boo xamante ni yow ànduloo ci donte dogal bi daf la jox dëgg yoon dafa wax ni kenn mënagul a appliquer dogal bi loolu la ñuy wax caractère suspensif maanaam dañ koy ajandi dogal bi nga xamante ni joxe nañ ko même bu fekkente ni dogal bi dalaa jox dëgg yoon dafa wax ni dañ koy ajandi ba cour suprême addu ci bu cour suprême addoo wax ni li la cour d'appel joxoon ñi ngi koy saxal dëgg boobu nag dal di sax bu fekkente ni cour suprême dafa wax leneen ñu xamante ni li nga xamante ni moom la préfet bi wala sous-préfet bi waxoon loolu moo mën a am
te foofu dama fay taxaw tuuti fàttali dara bi ñu déposé liste yi ba mu am ay rejet dégg nañ ñu bëri ci langue politique bi jóg wax ni yoon ci suñu réew amul indépendance yoon ci suñu réew dafa far ak gouvernement bi lépp lu gouvernement bi indi moom la ñu nar a def te sax dafa mel ni dafa am forfait boo xamante ni moom la ñuy wàcc looloo tax préfet yeeg sous-préfet yi li ñu def yoon daf ci nar a ànd ak ñoom mais bi ñu demee ci kanamu cour d'appel yi jox leen dëgg loolu li muy njëkk a firndeel mooy que ni suñu réew dafa am yoon bu xamante ni njaaxaanaay la tëddee waaye ñaareel bi mooy ñi taxawoon wax ni yoon du àtte dëgg ci réew mi waroon nañu taxawaat wax ni li ñu waxoon juum nañ te ni ñu mën a amee dëgg ci yoon noonu lañ mën a ñàkk a bañ a amee dëgg ci yoon mais c'est pas parce que ci code wala ci décision de justice lépp loo xam ni yoon jox na la ko wala justice jox na la ko mu nekk sa bànneex da ngay tàccu lépp lu mu la joxul nga ni ñii dañ leen corrompre wala ñii dañu indépendant wul wala dañ leen di jëlloo ay décisions sous la dictée tribunaux yi ak ñi nekk ci administration territoriale bi dafa am li ñuy wax obligation de réserve bu leen tënk ba nit ñi mën nañ leen a attaquer te ñoom du ñu mën a tontu mais foofu nag dama fay taxaw wax ni ay nit lañ yoo xamante ni yàgg nañu liggéeyal administration yàgg nañu liggéeyal état te képp koo xamante ni yaa nekk fii ci kaw réew bi wala nga nekk ci biir gouvernement ak noo mënti tudd ñoom li leen caractériser mooy c'est une administration républicaine li ñuy liggéey seetuñu ci ni diw moo fi nekk wala diw moo fi nekk mais dañ koy def parce que loolu lañ jàng loolu lañ xam te bu fekkente ni yaa ngi waxtaan ak ñoom ci seen ci biir bureau yi wala biir salle réunion yi ñi nekk ci biti di wax ñoom li ñu am xam-xam ci li nit ñi nekk ci biti di wax ñoom li ñu am ci xam-xam ñooñu amuñu sax asaka ji mais mënuñu wax te ay nit lañ yoo xamante ni dañu sàmmonteeg yoon c'est des personnes qui ñu républicain lañ looloo waral ma bëggoon fàttali foofu nii li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko séq muy élection yi am loo xamante ni suñu wàll la am loo xam ne suñu wàllu acteur yeneen wàll yi nga xam beneen bi nga xamante ni acteur politique yi seen wàll la li ma ci mën a wax mooy li ci administration bi war a taxawee dina ci taxawee te bi ñu tàmbalee ak léegi ci lañ nekk te fi lekk ñu yegg 23 janvier ak buñ ko weesoo tamit lépp lu ñu war a def dëppale ko ak yoon dinañ ko def te liñ ciy ñaan yàlla mooy benn ay bañ ci dugg te bu 23 janvier jotee élection yi ñi nga xamante ni ñoo gagné ci gox bu mu munti doon ñi gañewul ci gox boobu ñëw féliciter leen ñu xam ni Sénégal noonu lay doxee te leneen day am Sénégal bu soob yàlla